boo xam ne at yu mujj yi jaxase na bopp sénégalais entre diine ak radicalisme parce que bi njëkk mooy mag ñi fi indi woon diine te jàngale fi diine xeeti diine bi ñu jàngalee teg ko ci sufisme ak lii ñu mujjee gis dafa mel ni bokk na ci source le problème bi nga xamante ne tey moom moo indi problème yi. loolu am na mooy que ne mag ñi liñ doon doxal am na ay idéologie yu bees yu dugg ci lislaam wuteeg moom indi ay problème waaye problème mu terroriste damay wax ne sëriñ bi dëgg-dëgg li koy réglé terroriste bi gën a mag ci àdduna bi mooy ki defar arme bu ñu bëggoon terroriste jeex ci àdduna système bi ñuy defaree arme ak ni ñu koy jaayee la ñuy teg ci yoon ndax terroriste bi ay loxoom kese mënalul kenn dara pour mu def attaque day yor boobu kan moo ko jaay waaw lu tax ñu jàpp benn waay ne ko yow terroriste nga yaa ngi yor fetal yaa ngi attaqué ay nit wala rébellion nga nangam dem tëj ki defar arme bi toog jàpp njàmbaram buñ ko toppoon source bi ñu topp ko danañ xam ne fii la arme bi jógee kii ko defar lii la ko jaayee wala kii moo ko jënd jox ko foofu moo gënoon a gaaw ci état yi ñu taxawoon fa pour xeex terroriste mais civiliser ay personnes wala benn personne telle personne topp ko ay at tëj ñu dem ba ci yàgg ñu ne dara foofu problème am na fa tooñeel imam pour bañ la dagg waaw li ngay wax nii waaw Libi am na benn rapport foog naa ONUDC bu ne 20 millions d'armes ñoo fa circuler pour une population de 5 millions waaw léegi loolu fu mu jógee fan la jógee loolu fan la jógee fa mu jógee terroriste yu mag yaa ngoog mooy ñi nga xam ne nañ defar arme yu jaayee ne seen poste fees après nit ñi ñàkk jàmm ba faw mais ki ñu ciblé topp ko te liñ ko toppee amul benn preuve xam nga cas yi may gën a xaw a découragé loo ci domaine yu mel nii mooy ay wax naa ak diw téléphone mais mën naa toog man ki jiite terroriste si àdduna xaw ma ko aw ma numéro mu ne ma kar am naa droit ñàkk uyu ku ma oo ma uyu mu ne ma ah sëñ bi kat dañoo bëggoon am xalaatun mais ba xam li may gëmloo gëm naa ko mbir ba xam ba ma ko gëmloo ba ma gëmloo ko def naa ko wala déet ñu ci parti bi aussi noonu la ñu léegi nag ñu jàpp nit ay 4 ans 5 ans tëj ko après ñu ñëw procureur na dara kooku état bi waroon na ci boole 4 ans yii liggéeyam temps la waroon a am nañ ko jox léegi problème sinon bi ñu ngi rek ñu ngi état mu ngi terroriser ay nit. foofu imam rey nit kuy dund ñoom parfois sax parce que boo xoolee dossier imam Ndao ah non c'est-à-dire parfois état dina la jàpp topp la ba gis ni tooñ na la mais pour bañ la jox ndàmpaay dina fexe ba daan la daan boo xam ne yow mënatoo def appel mënatoo laaj benn xaalis waaw sursis 3 mois sursis yooyu daf ko ciy dugal mais pour dëggal li nga wax imam c'est tellement pour man c'est tellement important vente d'armes yi Kalachnikov bi nga xam ne moom la ñuy utiliser tey muy arme de guerre bi moo gën a siiw ka defar turam la ko jox Kalachnikov tur la turu nit la donc pour wax la ni yàq gi pour yéen a yàq gi moom mu ngi fi États-Unis tey buñ doon da ngay gis jékki-jékki xale bu ndaw jékki-jékki chargé fitalam dem ci école ba muy jàngee di roose tant que bal yi jeexul du noppi mais loolu du tax boo leen nee tey nañu dindi droit portu arme ñu ne la déedéet am ñu taxaw industrie armement bi taxaw ne déedéet parce que dañu siy dund c'est-à-dire àdduna bi tey loolu moo ko yàq buur c'est-à-dire nit ñoo xam ne dañuy nekk di business loo xam ni ay dee daf ci am ay lor daf ci am mais nit moo cruel mais man bu ñu génnee solo amoon naa benn question parce que man damay suivre wàllum actualité terroriste depuis 5 ans maa ngi si liggéey mais dama gis au Sénégal yow xaw ma ndax dem nga jàngat est-ce que yaakaar nga ni ñun les confrères yi muy tijaan muy murit muy xaadir muy laayeen est-ce que gis nga ni am nañ contre discours boo xam ni war nañ ko teg en face discours yu bees yi nga xam ne ñu ngi koy am te ñenn ñi di ko jëlee bitim réew di ko indi Sénégal lenn mooy problème bi mooy diina dafa ubbeeku te kenn moomu ko léegi kii mën na am dégg-déggam kee am dégg-déggam waaye li may wax luy defar rek lislaam la lu yàq du lislaam léegi nag li fi nekk mooy xeex bi li ko doon gaawal mooy su waa ji indee discours am bu bees comme ñun ni ñu koy faral di waxee pourtant politique bu bees mu ngi am ci réew mi luy dox day màgg mais ñun ñim fi fekk mooy waa ji indi na benn almetam pour taal ñun nañ yor suñ téeméeri bërigooy ndox fu mu ko see rek ñu sotti ci kawam suñuy bari ci suñuy discours ci cérémonie officielle yi ci màggal yee gàmmo yi ci minbar yi xutba yi di xamal nit ñi lan mooy l'islam vrai bañ xam ne l'islam kat ndekete nit mën na bokk ak benn juif wala benn chrétien wala benn koo xam ne gëmul dara ñoom ñaar ci kër gi ñu am jàmm kenn jotewut ak sa morom dara ku ne du doxal li ngay doxal ñu dégg lan mooy l'islam waaye tamit nag am na loolu buñ ko naxee nitu diine yi que man tout
le temps damay poser question boobu xëy na ma am ci réponse lan la mbootaay bi tënk wàllu yoon ci àdduna tënk na mooy terroriste lan lañ ko tënkee. puisque alxuraan jii la yàlla wàccee ci ñun dañuy wax ne seen noon boo xam ne mu ngi leen di yàqal wala mu ngi leen di xeex leen ak moom. léegi bu imaam bi taxawee ne yàlla nee na jihaad baatu jihaad foofu fi ñu toll nii yenn mooy yi nga tudd ko sax fa te jihaad 41 fois la ko yàlla wax ci alxuraan moo baatu muslim yi li ñëw ci alxuraan ñoo tolloo. jullit pire sax day nekk jihadiste maa koy wax yàlla ko wax ci alxuraanu karim tagg leen ne walladina jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulana yow pour nga am réussir ci sa émission bi faaw nga def mujaahada ne kii coordonné leen ma ak diw loolu mooy jihaad ci l'islam jihaad ci l'islam du gàddu jaasi xeex benn parti bu ndaw la ci jihaad muy alqital kooku dañuy dem ba yegg ci salaa salaam li mu def ci ay guerre yëpp takk guerre bu ñu la waxee li ci am xeex jaasi génn ñu dóorante 9 la ci. ak bataille yëpp day dem négocier ñu régler bu sottee pare nag mu dellu si waat 9 lañ ci gàddu jaasi xeex ci giiru dund Yonent bi salaa salaam kon jihaad du xeex. mais jihaad mooy def effort ba si mission dem. mais gis nga baat bi ni ñu ko yàqee gis nga baat bi ni ñu ko yàqee waaye léegi nag nit la yàlla di bindee haine jullit sax day toog haine benn jullit bu amoon arme ci saa si rey ko waxuma laa keneen ku dul jullit yaa ngi comprendre système mu xeex terroriste daal sëriñ bi mooy nañ fexe ba arme bi bu mu jege gaañ man bis ki toog am een xelam daj naa jëm kii paaka nañ fexe ba paaka bi sori ko l'islam loolu la wax kii am een naa taal nañ fexe ba bomb moom bu mu dugg ci loxol ku ne mais si arme yi léegi saa waay xale bu mer génnee goom teg ci ak injustice imam injustice bokk na ci liy créer nag terroriste ma leeralal la ko tey man nangu uma ñu ne tariqa sàngam wala kuréel sàngam gëmuñ tariqa nañ leen xeex ci réew mi du dëgg jàpp tariqa warul ci lislaam doon jullit moo mënta ñàkk bi nga doonee jullit nag yoon woo tànn pour doonee ko jullit sa tariqa la boo ko tuddee tariqa ak boo ko tuddeegul tariqa moo tax kii ne man du ma murit du ma tijaan man alxuraan ak sunna googu murit ak tijaan seen tariqa foofu la génnee kon yow loo tànn ci alxuraan ak sunna dégguwaay la loolu mooy sa tariqa te moom sax am na mag mu muy déglu ci ginnaaw gi jeex na léegi li des mooy xoolal ku ci wàcc yoon ku ci dérapé nañ la tegaat ci yoon rek ñu waxtaan ak yow diine ji ay texte la tey bu nitu l'islam yi gisee benn waay boo xam ne discours am dafa radical dafay influencer nit ñi ci xoolal nitu diine yi la état war chargé leen ñu toog wax ak kooku ci ay texte ba recadrer ko delluwaat ko avant que état di song kooku di ko tuumaal terroriste comme kaawu imam Aliou Badara Ndaw léegi nag kaa boobu dafa yee nitu diine yu bari fi ñu toll nii koo fi tuumaale ci terroriste benn sëriñ du la gaaw a gëm parce que kaa boobu dañ demoon ba mbokki imam Badara Ndaw yi sax dañuy nëbbatu ki jàpp nañ ne waa ji moom taq na ci rib mais à la fin fu mujj forage doon na xel mu ngi noonu di dossier bu am solo bu ama maanaam amati solo Baye Abdou maanaam ajati nga niveau bi imam tamit macha allah loolu tamit di li nga xamante ne que moom moo jëm ci wàllu international maanaam ci àdduna bi ak li ko wër ngóor xam naa dina ñëwaat aljumay koor bii di ñëw waaye laata loolu ñu tatagal ki nga xam ne moom mooy Moustapha Gueye ci rubrique bi nga xam ne moom mooy tàggal yaram ci rubrique sport moom tamit mu ñëw tey ni ma gisee ay mbiram moom xam naa